Alexa on the beat. Alexa on the beat.
beat. Alexa on the beat.
Alexa on the beat.
voilà mbokk yi boobu ba léegi nii nag ñu ngi leen nekkaloon ci zone Castor bi Auchan bu Castor moom lañ jógee noonu gis xale yi ni ñu ko saccagé ni nga xamante ne nii tojate nañu ko lépp lu nekkoon ci biir ñu yàqate ko boole ci taal Auchan bi yëpp ñu ngi nii ci rond point bi nga xam ne nii moom mooy rond point Castor bi Brioche Dorée bi ngeen di gis noonu à droite moom moo jëm ci pont Fann bi. pont Hann bi boog astafurlah pont Hann bi mooy côté Maristes bi côté gauche bi nii moo jëm côté Walfadjri Liberté 6 donc gis ngeen rond point bi mu ngi nii ngeen gis xale yi dañuy wër-wërloo ak force de l'ordre yi parce que ñoom dañuy def bu ñu reculer ba xaw a sore ak police bi dañuy créer benn genre embouteillage boo xam ne nii dañuy teg ay pono daal di koy taal gis nga ñu ngi sànniwaat ba léegi. donc police bi bu sonnul ñoom duñu sonn xale yi depuis lors ñu ngi sànnante ak police yi di taal ay pono di taal aussi ay poubelle bu ngeen gisee leenee ñu tëral noonu poubelle la ndeysaan poubelle bi nga xamante ne nii dañ ko fi sampoon ngir lépp luy mbalit boo am nga dugal ko ci biir poubelle bi ngir aar suñu environnement bi ngir fexe ba suñu dëkk bi set sell donc poubelle yooyu la xale yi jëlaat nii di ko taal. da ngeen di gis police day mujjee ñëw jéem a gérer ak affaire yi ak seeni manière mais buñ demee ba benn instant rek dañuy gis ne xale yi fa ñu taxaw foofu la ñuy créé waat beneen affaire di wër-wërloo ak ñoom mu nekk situation boo xam ne comme niñ koy waxee situation bu désolant la mbir la moo xamante ne nii wax dëgg ñaanuñu ko woon yàlla actuellement mosuñu koo ñaan sax borom bi ba ma naan actuellement parce que réew mi fi mu toll tal nañu leneen lu dul lii réew mi fi mu toll am na yeneen préoccupation yu dul lii mais bu ngeen xoolee mbooleem fu rond point nekk rek bu ngeen demee presque lu mel ni moom ngeen fay gis tali yu ci bari nii lañ ko def ay station service yu bari da ngeen di gis ne xale yi lakk nañu ko muy station Total yi donc mu nekk ay situation yu yéeme Auchan yi aussi pareil mu nekk loo xamante ne nii tey yàgg na démarré depuis 11h ah depuis 11h moom la affaire yi démarré ba léegi nii arrêté wul ba léegi dara arrêté aussi comme ni ma ko waxee sànq rek ñu ngi fii ci rond point bi nga xamante ne ni moom mooy rond point bu Castor Auchan bu Castor la ñu jógee dirigé wu ñëw xale yi nag dañuy taxaw mel ni ay seetaankat bu ñu taxawee ba mu yàgg. da ngay gis ne bu police taxawee seen biir ñu jékki-jékki rek commencé xeer yi replier wu dem ba benn instant ñu taal foofu fi mu nekk nii nag gis ngeen allée bi vraiment affaire bu yéeme moo fi nekk affaire bu yéeme moom moo fi nekk jaaxal nañu vraiment gis nga ñu ngi noonu di fay affaire yi parce que actuellement affaire bi day gën di dégénérer donc gis nga poubelle bi mooy tàkk nii. vraiment c'est quelque chose boo xamante ni kenn souhaité wu ko woon suñu réew nga gis kenn ci way ku jëkk réew moomu di réew tugal di réew France muy Jean-Luc Mélenchon ci tweet bi nga xam ne nii def na ko ci situation bi nga xam ne tey moom moo xew si réew mi loolu rek li muy firndeel mooy opinion internationale bi yëpp actuellement seeni bët ñu ngi ko braqué ci réew mi di réewum Sénégal fépp fu sénégalais nekk aussi sa xel dalut parce que li ñuy dund ci réew mi naqari na waa réew mi ba naqari waale ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk ay sénégalais tey dund bitim réew. Jean-Luc Mélenchon tey bu ñu mënee lire lenn ci ay crème ci tweet bi nga xam ne def na ko la mu xam ne mooy l'arrestation pour trouble à l'ordre public de la figure de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko est préoccupante. Je souhaite qu'à Dakar et à Paris les peuples décident de leur avenir dans les urnes et non dans les tribunaux. loolu nag mbokk yi li ñu si mën a jàpp mooy ci olof arrestation yi nga xam ne ni arrêté nañu ko kenn ci way ku jégi fii ci réew mi ñu gën ko xam ci Ousmane Sonko affaire bu yéeme la noonu la ko waxee li waral mu yéeme mooy ni ñu waxee ne trouble à l'ordre public boobu moo waral mu ne lu yéeme la rax ca dolli mu ne damay souhaiter ca Dakar ak ci Paris peuple bi population bi ñi nga xamante ne nii jeunesse lañu ñi nga xam ne nii ay ndaw lañu wala ñi nga xam ne nii tey ñoom ñoo yor ay carte war a voter ñuy décider
seen avenir réew ci urne yi maanaam buñ duggee ci urne yi ñu voté mais pas ñuy décider ci yi nga xam ne moom mooy tribunaux yi donc Jean-Luc Mélenchon loolu la wax. Trouble à l'ordre public boobu nag moom mooy ordre du jour parce que au départ dossier de viol la woon entre Adji Sarr ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mu nekkoon benn accusation boo xamante ne ni Adji Sarr def na ko ci kaw accusation bi aussi président Ousmane Sonko amoon na présomption d'innocence ba ñu koy juger ba xam ndax moo def wala defut mais ci loolu ci rappel rek parce que mbir mi fi mu ne nii réerut kenn ba ñu ko woowee la mu xamle mooy duma dem tant que levé wuñu sama mbalaanu kiirlaay ndax député la askan wi moo ko fal donc balaa ñu ko yóbbu ci kanamu yoon faaw ñu dindi mbalaanu kiirlaay bi nga xam ne nii askan wi ñoo ko yiir naka noonee ca la ñu ko def bañ ko defee ba noppi mu defaat beneen déclaration ne du ma wuy ji parce que ni ñu ko dindee bokkul ak ni ñu ko waroon a dindee ndax dañoo salfaañe yoon ci loolu nag mu nekkoon situation boo xamante ne nii situation bu tendu la entre le procureur ak Ousmane Sonko bu ñu ko mënee dippee noonu mais après ay médiation yoo xamante ne nii société civile bi amal nañu ko foofee ca kër Ousmane Sonko ak yenn ci këru diine yi ak ñenn ci ñi nga xam ne way ko jigi lañ tax na moom mu defaat déclaration ne voilà damay dem wuy ji li nga xam ne ni moom mooy yoon ci wuy gëm googu nag tey ci suba la convocation c'était à partir de 9h 9h la waroon a présenté wu ci lieu yi mais gis nañ période bi Ousmane Sonko di génn këram boobu presque mën naa ne 9h moins 30 8h30 moom moo doon jot presque mais gis nañu convoi bi nga xam ne nii am na ndax jeunesse bi d'après bi président Ousmane Sonko defee déclaration ba pare ñoom ñëpp li ñu def seenum xel ñoom ñëpp li ñu doon partagé ci réseaux sociaux yi mooy ñu gunge suñu leader président Ousmane Sonko ba ci fi mbaxana waree doon benn bañ nañ ko ba préciser wuñu waxuñu fi mbaxana doonee benn mais dañoo ne fi mbaxana war a doonee benn loolu mooy doute yi nga xam ne ñoom les patriotes am nañ ko ñu ngi koy douter ci justice bu Sénégal boo déggee démb ci discours du président Ousmane Sonko mu ngi koy wax mu ngi naan justice wóoluwuñu justice waaye wóolu nañ ñenn ci magistrat yi loolu mooy wane ne tey justice bi am na xel ñaar ci kanamu yenn ci sénégalais yi rawatina patriotes yi. noonee nag ci la ñu def benn convoi ndaw ñi di daal di ñëw di tase convoi bi muy indi benn rassemblement bi muy indi rassemblement nag ba ñu agsi ci Mermoz foofu gis nañu ne le préfet moom moo doon wax pour ñu dindi wala pour ñu dàq xale yi ba rassemblement yooyu ñuy def noonu mën a deñ après ci la jàkkaarloo am ci diggante way takk der yi ak askan wi ba gaz lacrymogène yi commencé takkarnaase dàqante beeg yooyu foofee rek ca rond point boobu presque le président Ousmane Sonko def na fa au moins au minimum def na fa 3 heures de temps par la suite ci la ñu yëg ci ay information à travers l'avocat de Ousmane Sonko ñu gën a xam ci maître Bamba Cissé mu ne client kii di Ousmane Sonko mujjee nañ ko jàpp ba yóbbu ko foofu nga xam ne ni moom mooy section de recherche bu Colobane la ñu koy toppee nag mooy trouble à l'ordre public ak participation à des manifestations non autorisées loolu mooy li nga xam ne mooy dossier bu bees bi ñu ubbi fekki beneen dossier ba muy dossier Adji Sarr muy dossier viol bi loolu nag moo waral ndaw ñi depuis booba 11h fépp foo làmb ci biir réew mi rawatina fii ci région du Sénégal ci Dakar da ngay gis ay manifestations yi wullee ñaay ay manifestations yoo xamante ne nii lu yéeme la ñu doore ko ca université Cheikh Anta Diop gis fa ay manifestations yu métti mais aussi gis ay manifestations ya ca côté Mermoz côté cité Keur Gorgui fii ci Castor gis ko aussi ca Colobane ca côté Massalikul Jinaan mais fépp ci biir Ndakaaru gis nañ fa ay manifestation naka noonee nag ci la ñu noté ay yàqu-yàqu yu bari jëm ci entreprise française yi nga xam ne ñoo sampe ci réew mi bu ñu waxee entreprise française yi faaw ñu wax Auchan bi nga xam ne nii ci côté marché ci côté commercialisation ci côté marché mën nañ ne presque moom mooy leader bi mais aussi am na beneen boo xamante ne ci wàllu pétrole ci wàllu commercialisation pétrole mën nañ ne fii au Sénégal mooy leader bi muy Total ñaari entreprise français yooyu bokk nañ ci entreprise yi ñu gën a viser donc mu nekk mbir bu yéeme loolu nag moom moo waral ñu ñëw tey ci Castor
parce que Auchan bi dañ ko saccagé am na yeneen i Auchan yoo xam ne saccagé nañu ko lépp luy produit sa biir ñu génne ko jaxase ko taal ko en même temps aussi Total yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci réew bi Total yooyu mën naa ne ñu ngi en sursis ndax képp kuñ ci taalut it yaa ngi boo tëddee doo nelaw sa xel dalut parce que ndaw ñi ni ñu commencé ak ni ñu déterminé lii day wane ne rek seen xeex pareeguñu pour deltu ci ginnaaw ndax actuellement mën naa ne ici à Castor commencé naa guddi te teewul ndaw ñu reculé wuñu il fait 19h44 mais ndaw ñu reculé wuñu benn yoon ndax ba léegi nii ñu ngi commencé di manifester wu ba léegi ñu ngi commencé di taal.